mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm seen émission yeewu leen ci kàttanu borom bi ajjuma junne ñu ànd ci ak yéen ni nu ko baaxoo rek di ci waxtaan ci ponk yoo xamante ni am na solo lool ci sunu gis-gis wecc konte ci ak yéen xel du doy la wolof wax ni nu ko baaxoo saa su ne ci plateau bi ma ci ànd ak sama mag sunu xarit El Hadj Abdou Aziz Mbaye maa ngi lay ziar Aziz. El Hadj Assane maa ngi lay nuyu am mbégte lool jàkkaarloog yow ajjuma ju jot di ñaanal sunu mbokku téléspectateurs yi ajjumay jàmm ak ñaan gu nangu ci ajjuma ji di nuyal Oustaz Assane. jërëjëf El Hadj yaa Oustaz Assane Seck maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar Hadj Assane di nuyu Moulay Abdel Aziz di nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nekk ci réew mi ak bitim réew yëpp fa tabarakallah. jaajëf Assane ci kanam tuuti Adja Binte Diallo dina ànd ak ñun ci plateau bi ci wàllu jikko yi ni mu ko baaxoo saa su ne xibaar yi ak soxna Faty Dieng Alfit dina ñëw ginnaaw ba mu demee marché ni mu koy baaxoo saa su ne ak lim ñuy baaxee tey ci wàllum togg mi ak it la ca laxasu ci wàllu xam-xam clé yëpp ngir vitamine ngir ak wér ci aji jëfandikoo bi waaye it actualité bi ci kanam tuuti ak suñu naatango Mouhamed Baro journaliste la dinañ ci ànd ak moom ak yeneen pàcc yi ngeen baaxoo di am saa su ne seen émission yeewu leen ubbite gi nag saa su ne dañuy amal léemaay gi léemu tey jii ñu ànd ak ku tedd kilifa gu baax gi sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine porte parole njabootu Seydi Hadji Malick Sy waxtaan wi bokk na ci wàllu jikko yi ñu jéem a xool nañuy doxale suñu biir rawatina ndax xarabante gi bari na lu jëm ci wàllu tëkkuwante xiiroo ngaayoo wax ju bari ji daal bu sañoon dal di lal lépp ci weneen wàll it ku tedd ki ñëw ak ñun ci xalifa bu tedd bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ay digleem ñaan yoo xamante ni digge na ko ngir ñu def ko ci àjjuma tey jile kon ñu déglu sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine ak El Hadj Abdou Aziz Mbaye. tabarakallahu xew-xew yi bari na yaram yi metti yi bari na ci ay tawat ñuy tawat toujours fitne itam bari na jafeñ-jafeñ yi yëpp mi ngi jaxasoo booleeg waxante yeeg sànnante kàddu yeeg waxante lu ñaaw ak sosalanteeg fees na adduna bi du ñuy wax rek fees na Sénégal ci jàkk yi ajjuma ji di ñëw buñ jullee juma ba noppi na ñu ilimaan yëpp joxe ndigal ña yëpp alquran ñu wàcc ay kaamil def ay listixfaar jéggalu borom bi jàng lu ñu mën a jàng ci latif salaatu ala nabi dellu nag wan borom bi ni ko dellu si nañ ci yow tàllal ko suñuy loxo te moo wax ni ku ma woo mu wuyu la ku ma ñaan ma may la musulu ci xew-xew yi ñii dem bari nañu bés bu ne daa dégg ñu tàggale sa fukki mbokk nga naan man de démb rek laa dajeeg moom fii ci koñ bi wala biig rek laa jullee ndoog moom ci jàkka ji te yooyu yëpp nag ay sabab la am sabab bi nag ci ñun la suñ demee ba fàtte yàlla rek moom tam mu wàññeeku dinu fàttali boppam loolu moo tax nag suñ demee nag màmm ba mu yàgg nu war a wàññeeku nag dellu ca moom dem boofu wan ko ni jaam lañu wàññi kàddu yu xam ni teguwul ci yoon jëwante bi sosalante bi weccante kàddu yu ñaaw yi yépp ñu teg ko ci suuf balonte àq ndax kenn mënul ni amee lu ma kenn àq koo gis rek ameel nga sa morom àq nga yëg ko nga bañ ko yëg ngeen balonte àq
def ñaan yi comme niñ leen ko waxee latifa ngi fi basmala ngi fi bu ci nekk rek ngeen seet yéen ilimaan yi ci jàkk yi na ngeen koy séddalee nit ñi buñ julee jumaa ba noppi wala buñ julee tisbaar ba noppi ñu bokk ca d'accord ñun ñëpp raxas xol yi ba mu sell jéggalu suñu borom ci tooñ yi ñu koy tooñ jéggalante suñuy diggante tooñ yi ñuy tooñante su ko defee ñaan ko mu woyofalal nu jamono ak li ci nekk yëpp ci ay tiis te ñi bokk feebar ñëpp benn feebar la rek soxla yu fajuwul ak aajo yu bareek yaram yu wérul ak dem gu bareek rayante bi ci àdduna beeg te teguñu ko fen fudul beew rek ak jox seen bakkan li mu bëgg topp ko ca ba mu jural leen ay musiba su ko defee yëpp ñu boole ko ci ñaan gi yàlla woyofal génne ay sarax teg ko ci loxo imam yi bu ngeen amee kilo dugub baax na bu ngeen amee kilo ceeb baax na bu ngeen amee boyetu suukar baax na yooyu yëpp ñu dajale ko teg ko ci loxo imam yi ñu séddale ko jox ko ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu xaw a néew doole ca koñ ba walla ca gox ba def ko na mu ware ku mënul jàng it mën nga am kilo dugub bariwul kilo ceeb bariwul liibaru suukar bariwul yooyu yëpp ñu dajale ko jox ko imam yi yéene ci rek jot suñu bopp jot suñuy njaboot jot suñuy bokki jullit ñëpp am jàmm yaram yi sedd metti sedd boo demee ci hôpital ba say mbokk rek nga fay fekk ñu tëdd ñii ngi lay yóbbante maa ngi hôpital de bu ñu fàtti ci ñaan su ko defee nag amuñu benn rëccuwaay bu dul dellu rek ci ñaan addu'a silahul mu'min moom la yent bi wax. mu nekkoon mbokk yi ak ñun sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine porte parole njabootu Seydi Hadji Malick Sy ñu koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm xalifa bu tedd bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum rawatina ci digle yi am solo lool ndax sunu kilifa yu baax yi ni ñu ko waxee ñoom ñooy jën yitee mbaar mi yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla may ñu nopp ñuy dégg ñu nit ci wàllu li nga xamante ne mooy sarax yi baax na lool waaye jikko yi ñu defaraat ko ndax suñu nekkin ci penc mi mën a ñoŋ Abdou Aziz ni ñu ko déglu ak sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine ni mu ko waxee ci wàllu sarax yi ñu gën ci farlu kon ajjuma tey ji waaye ci jikko yi ñu defaraat ko di waxante jàmm di yéenante jàmm. El Hadj Assane ci déclaration bu mu ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ni nga ko waxee moo ko digle wax jikko yi. nit ñi rafetal jikko yi. El Hadj Assane ci fi nu toll nii ci réew mi waxante yu ñaaw yi ci rajo yi par presse interposée ni ñu koy waxee. saagante bi uñu sutura nit toroxal gor soo xam ni dafa amul toog këram. mu wax ak yow nga weer ko toog ci bërëb génne lu nga xam ni kenn waru ko woon a génne ci biti bokk na ci jikko yi gën a ñaaw ji nu ràññee léegi ci biir réew mi te foog naa ni sëriñ lii lañ koy doyee mooy wax nit ñi jàjj leen ci lu ñuy def moo tax bu naan na sëriñ si wax nanu ba sonn nit ñi dul dégg mooy li nga waxoon mooy yàlla nanu yàlla may noppi dégg ak topp lii ñu jëfe ko te ajuma ji sarax yi ñu def ko te imaam yi ñu ko joxe ñu jox ko ñu ko war a jox El Hadj Assane loolu c'est important incha allah sëñ Assane ci wàllu sax ne serait-ce que sa diine nit ki ndax ku ne yaa ngi ñaan yàlla sutura ëllëg
yaa ngi ñaan yàlla parce que bis penc dafa naa ne bisa sutura la ca boo koy ñaan sa borom da ngay suturaal ay mbindeefam n'est-ce pas waaw Hadj Assane xam nga sëriñ bi li mu wax dafa am solo gis nga sutura suñu borom subhanahu wa taala daf ko bëgg boo gisee mu digal ñu ñuy suturaalante parce que moom xam na ni moom moo ñu bind ne am na loo xam ne bés bu ñu ko génnee rek musiba am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne man satara mu'minan satarahu llahu yawmal qiyaama ku suturaal jullit ëllëg yawmal qiyaama suñu borom dana la suturaal waaye uñuwante ay sutura te yàlla wax na ne bu fekkente ne doomu aadama Moulay Abdul Aziz lu mu def ma weer ko rek wala lu mu def ma duma ko yàlla nee na du ma bàyyi dara luy dukkat ci kaw suuf maanaam kon ñun matuñ kon nag nañuy suturaalante bu fekkente ne bëgg nañ suñu borom suturaal ñu jërëjëf Hadj Assane ni ngeen ko seetloo kon mbokk yi dénkaane baa ngi noone ci wàllu jikko yi ak suturaalante sunu biir mu daal di defar sunu fii defar sunu fële ñu waxtaanee météo gi ak soxna Faty Dieng maa ngi lay nuyu Faty. maa ngi lay fay Hadj Assane nuyu ñi nga bokkal plateau naka noonu téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. jërëjëf Faty tey jii dama koy faral di waxee rek Ndakaaru dañ leen a gâté bàyyi waa Podor ci 38 degré dafa naa ni jot na ko nemmeeku ci wàllu température yi ñu ànd ci yow ci diwaan yeneen Sénégal. waaw météo bi ni nga ko waxee Ndakaaru moom bu ñu xoolee ngoon gi tane na par rapport ak Podor waaye nag Podor El Hadj Assane bu gontoo 38 dañuy sant ndax démb ñu ngi woon ci 41 32 ñu nga am ca Saint-Louis Dakar 31 37 ca Matam Linguère 35 34 Diourbel 34 itam ca diwaanu Kaolack Tambacounda 33 Ziguinchor 34 degré Kolda Kédougou 32 loolu alage moo soxal température ngoon gi ci suba gi itam péex mi ñu ngi koy gën a nemmeekoo diwaanu Sénégal oriental côté Kédougou yooyu ñu ngi xëyee ba 22 degré 23 Ziguinchor Kolda Tamba 24 Kaolack itam 24 degré Diourbel 25 Linguère 26 28 ca Matam 28 ca Podor 27 ci Dakar ak Saint-Louis mu mel ni kon tàngaay bi dinañ ko nemmeeku ci suba gi ci Ndakaaru jàpp Ndar Podor ba Matam lu jëm ci waxtu marée yi basse mer bu njëkk bi am nañ ko 5h25 bi ci topp 17h40 lay doon pleine mer bu njëkk bi ci kanam la El Hadj Assane 11h30 bi ci topp 23h50 minutes géej gi ak waxtu yi ci gën ngir dem nappi 4h31 minutes ba 6h31 boobu jàll na bu leen rëccee mun ngeen xaar bu ngoon bi 22h41 ba 0h48 minutes lu jëm ci jant bi tey nag fenk na 6h58 dina so 19h09 minutes mu mel ni nawet bi mi ngi wéy tàngaay bi itam naka noonu ci Sénégal fépp bu weesoo Kédougou ak fu ci mel ni ay Kolda tàngaay bi dinañ ko nemmeeku ci gox yu bëri fi ci gën a tàng ni ko El Hadj waxee Podor la ak Matam ñoom 28 la ñuy xëyee gonto 38 degré El Hadj Assane jërëjëf soxna Faty doy na waat 38 degré moom foog naa ni ak weer bu sori week jafe-jafe tabaski gi du neex a boole moo tax nit ñi léegi ñëpp nerveux di ko tubaab di waxee koo mu nuyu ko sax nga gis mu fas kanam gi yàlla baax na yàlla yombal lépp ci borom kër yi rawatina kenn bañ a sëngeem soxna Faty ñu taaxirlu as lëf dafa mel ni yéene kaay yi il faut gars yi defarwaat ci kanam tuuti ci wàllu régie bi laata ñu ci ànd ak yow xëddu njëkk yi waaye bu dee xëtëb observateur ak Idriss Sané pare na ñu daal di ci ànd ak Pape Samba ñu teewlu ko kon donte nag ci français la ñu dégtal leen une bu observateur. Bonjour chers téléspectateurs et lecteurs de l'Observateur, bienvenue dans la rédaction centrale de l'Observateur qui a cherché les bonnes informations pour vous et à lire à la une de ce matin cette interview avec le guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, qui parle. Et quand Cheikh Béthio Thioune, ce mouride fondamental, grand disciple de Serigne Saliou Mbacké, s'exprime, quand Cheikh Béthio Thioune parle, c'est un grand moment où la foi est prégnante. Chez le guide des Thiantakoun, Serigne Saliou Mbacké est le début et la fin de tout. Il est simplement son esclave et lui, religieusement, son maître. Bref, dans cet entretien que Cheikh Béthio Thioune nous a accordé, il ne parle pas politique, mais sur la nuit de dévotion à Serigne Saliou, dédiée à ses homonymes et à ceux de Khadim Rassoul et de sa famille. Pour cette cérémonie qui se tiendra demain samedi 19 septembre 2015, le guide des Thiantakoun a revisité ses relations avec l'illustre khalife général des Mourides. Entretien à lire.
Thione Ballago Seck a joué son va-tout hier devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Ses avocats ont plaidé une exception de nullité parce qu'ils jugent que leur client devrait être assisté lors de sa garde à vue, comme le dispose le règlement de l'UEMOA, entré en vigueur le 1er janvier dernier, ce que Thione Ballago Seck n'avait pas bénéficié. Et mieux encore, les avocats ont sollicité une expertise médicale pour prouver que l'état de santé de leur client est incompatible avec la prison. Une demande de mise en liberté provisoire a été introduite et Thione Ballago Seck sera édifié sur son sort le 22 septembre prochain. A rappelé que le est placé sous mandat de dépôt depuis le 2 janvier 2015 pour les infractions d'association de malfaiteurs et fabrication de fausses devises. L'observateur parle également du pèlerinage à la Mecque et la grande désillusion des 59 pèlerins oubliés à Dakar. Ces 59 Sénégalais qui devaient effectuer le pèlerinage à la Mecque ne le feront pas. Macky Sall et son ministre des Affaires étrangères ont beau essayer de décanter la situation, mais elle ne sera que partielle. L'avion spécial affrété n'a pu satisfaire que 101 d'entre eux. Il y a eu également le problème des visas qui n'a pas été résolu et c'est avec un regret que Mankeur Ndiaye annonce la mauvaise nouvelle aux 59 personnes retenues depuis quelques jours à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Et politique, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, qui a été récusé dans le processus électoral, apporte sa réplique à l'opposition. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a estimé que ceux qui s'agitent pour isoler son département du processus électoral n'ont pas de raison parce qu'il est légitime pour superviser l'organisation des élections. Abdoulaye Diallo a apporté la réplique à l'opposition hier en marge d'un atelier sur le contentieux électoral qu'il présidait. Voilà donc de façon détaillée la une de l'Observateur de ce matin. Merci d'avoir suivi et bonne lecture à toutes et à tous. merci bonne journée à toi Idrissa waaye ajjuma ñu ngi lay ñaan rek bu suñu caméraman bi ñëwee nga wax ak moom wolof daal di baaxee français bi Pape Cheikh Diallo altine la ba alxamis jërëjëf Idrissa Sané bu observateur yeneen ci yéenekaay yi Fati xam naa observateur da nga leen di wis ci wolof gi après ñu xool yeneen yéenekaay yi waaw mu ngoog yéenekaay l'observateur lañ koy dooree ni nga ko waxee El Hadj Assane ak Cheikh Béthio Thioune mi xëy seq ak ñoom waxtaan bu yaa wax na itam ci cant gum na amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar bi mu jagleel turandooy Serigne Saliou ak doomi Serigne Touba yi ñu jàll ci le quotidien mu wax nag ci coup d'état bi nga xam ne moom moo am fële ca Burkina Faso Gilbert Diendéré ñu ne nag moom moo jël nguur ga ca Ouagadougou daanaka daal foofee takk ndeeru Blaise ma nga fa ndax moom lu ëpp ñaar fukki at moom mi di Diendéré di liggéey ak Blaise Compaoré ñu ne njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall ñi ngi ko fay xaar. ginnaaw le quotidien ñu jàll ci Walfadjri yi itam des ba tey ci tukki nemmeeku bu njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall ca Burkina Faso ñu ne déplacement à haut risque pour Macky maanaam tukki boobee daal la ñu gis moom mooy narul nekk lu yomb ci président de la République. lu populaire ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ujaaj ci des fii ci Sénégal ñu bàyyi leen ci hangar ba ñu ne nag gàcce la ci lu toll ci téeméeri ujaaj ak juróom-ñett ñu génne leen ci aj màkk gi El Hadj Assane démb ba ñu fa yóbboo ba ñu waxee roplaan dafa mel ni dem ci ñoom matul téeméer mu mel ni ñoom ñi ñoo mujjee des ñuy amal ay doxi ñaxtu ak yu ni mel la. enquête ñëw itam ba tey ci mbir moomee xew fii ci Sénégal aj màkk gi ak ujaaj ci nga xam ne bàyyi nañ leen fii ñu des ci hangar bu aéroport Léopold Sédar Senghor enquête tuddee ko grande désillusion mu mel ne ujaaj yooyee ñoom ñu xëy nekk ci yéenekaay yu bëri. Las moom ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee portabilité des numéros de téléphone maanaam jële sab jóge ci opérateur dem ci beneen garder numéro bi nga amoon une arnaque organisée la ñu ko dippee maanaam dañoo gis ci mbir mi daal wala sax laaj bu nu samp ndax ab arnaque la boo xam ne dañu ko amal
Libération moom ñëw ci woto yi nga xam ne dañu koy jëlee tugal di ko dugal fii ci sunum réew lañ ca wax moom mooy diwaanu France daal lu jëm nag ci ab Sénégal bu ay atam toll ci ñeent fukk ak juróom ñu ngi ko garder à vue ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay complice am ña nga leen di seet. Grand Place moom ñëw ci ndigalal xalif général des Tidianes Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ndigal la mu joxe ci bésub àjjuma ji ñu Grand Place dellu siwaat ci maanaam amal ay ñaan jàngum alxuraan boole ci itam saraxe waaye itam dem ci néegu yàlla yi tey ji ci àjjuma ji la ko xalif général des Tidianes digle loolu nag mi ngi aju ci jéye yi nga xamante ni si nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal moom xalif bi di sàkku rek mu amal ay ñaan ngir ñaan saa borom indi ay saafara ci yenn ci ay jafe-jafe yi. Direct Info moom xëyee El Hadj Assane ak président Macky Sall ak ay murit yu Sénégal ñu ne élection présidentielle prochaine maanaam jongante palub njiitu réew bi ñu dëkkmal Macky Sall jàkkaarloo ak équation murit loolu la yéenekaay bi di Direct Info xëyee. ñu jeexale ak stade mu wax ci Jeux africains bi xew ca Brazzaville Sénégal di daje ak Burkina tey jii bu juróomi waxtu jotee la ñu ne sunu gaynde yi nag mooy les Lions olympiques la ñuy wëri moom mooy or bi mu ngoog El Hadj Assane lii mooy xibaar yi aju ci yéenekaay yi ak lañu xëyee. ñu ngi lay gërëm di la sant soxna Faty di ñaanal sunu gaynde yooyee wurus gi ñu am ko. amiin amiin ci kaw final boobee. ban discipline nga daan exercer daan nga sport Faty. waaw daan naa sport école nag. mais taxuma woon ay man daal xam naa ni El Hadj Assane kii daal gënoon naa ko moom soit en hauteur. soit en hauteur waaw xam naa yéeli xawoon naa jot tuuti. en tout cas man EPS lañ ko EPS éducation physique. waaw bu ko masaan am la veille du ma nelaw. man xam nga maag Aziz yam dama xaw a taayal noonu Faty jërëjëf dinañ la daje ak yow incha allah 8h. incha allah 8h ci xibaar yi ci wax soxna Faty ñu koy gërëm mbokk yi ñu daal di taxaw jàngat tuuti actualité bi ak Faty Aziz Assane gis nga ko Burkina Faso par exemple il me semble que c'est du gâchis vraiment démocratie bi yaakaar gi ñu amoon gis nga deltu ginnaaw gi amaat démb. waaw deltu ginnaaw El Hadj Assane gis nga li ñuy wax armée daal na nekk ci camp. bu musee nguur rek bàyyi ko dootul yomb. beneen bi ci des mooy dafa am loo xam ne bu amee ci réew dindi ko dafay jafe xam nga armée nekk fii am beneen corps d'élite bu nekk nii te ñoom rek ñooy am nguur gi di ko yore bi nga ay jëlee nit dañuy def transition ba population bi d'accord ba nu jël nit bind ci li nu réforme yi nu waxoon ni dañ koy def bokk na ci ñu ni corps d'élite boobu dañ koy supprimer xam nga ñoom seen intérêt day daal di nekk enjeu ñu bañ ko. ñaareel bi ci des mooy ñi nekk kii bi ñoo nekkoon ak Blaise Compaoré taqalu ak moom. mais même buñ ko di tudd sax te nekku ci waa ji ni nekku ci kenn mënu koo bañ a nangu. ñetteel bi ci des li réew di bañ te nit ñëpp di ko bañ askan yëpp di ko bañ mooy ñu ni dañuy def élection ñu ni diw bokk ci wala diw bokk ci. boo indi xàjjeeg seen ci ñi war a bokk ci élection rek. indi fitna ci réew defe naa ne loolu mooy coono bi leen njëkk a daal. dëgg la jërëjëf Aziz sëñ Assane mu mel ni kon Afrique daal ñun dañuy refuser le développement ni ko jàngkat ba ak bindkat ba waxee woon est-ce que mënuñu gën a tàqali ko ak yooyee ñuy tardeel ay coup d'état ay xeexoo xiiroo ngaayoo. xam nga El Hadj Assane ñun africains yi bokk na ci li nga xam ne moom moo ñu gën a tardeel bu ñu waxee loo xamante ni bal la duñ toog ñu càmbar ko. xam nga am na benn njiitu réew bu fi waxoon ne l'homme africain ne connaît que l'éternel recommencement donc tey jii nii Burkina boo xoolee dañuy delluwaat zéro. recommencer waat tey jii nii RSP yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo def putsch boobu noonu tey jii nii booy xool yi si laxasu dafa bari parce que information yi da ngay dégg ñu lay wax ne démb wala tey lañ waroon a joxe résultat autopsie Thomas Sankara. te ki nga xam ne moom moo def putsch bi tey jii nii am na si luñ ko si tuumaaloon. donc yooyu yëpp li si laxasu bari na. mais li mën a am daal mooy africain yi jot nañu yeewu xam liñ bëgg xam fi ñu jëm. parce que lii tamit du tax réew jëm kanam. bu kii toogee war a liggéey ñu jóg fa xatal te yaakaar naa fee ak weer la ñu waroon dem élection. donc loolu lépp day mujjee tàbbi géej. doy na waar daal doy na waar jërëjëf Assane fii léegi waxtu julli yi di daal di feeñ ñu daal di kon xamale nit dinañ ànd ci kanam tuuti ci xutba bi ak imam Youssouf Ka bu Sicap Mbao Massamba. ñu teewlu kon waxtu julli yi ngir mbokk yi doonte fajar gi moom foog naa ni sekkee nag njaween bu doon nelaw wees na la subaati rek ndax fajar juróom waxtu yu tegal ñeent fukki minutes ak juróom-ñett la woon tisbaar gi incha allah bu benn waxtu tegalee juróomi minutes à partir de 13h05 mun ngeen ko julli tàkkusaan bu ñeenti waxtu tegalee ñaar fukki minutes ak ñeent timis gi juróom-ñaari waxtu bu tegalee fukki minutes ak juróom la gee juróom-ñetti waxtu ci guddi gi bu tegalee fukki minutes ak juróom-ñett incha allah ñu dem ci mbokki chrétien yi ñoom ci wàllu messe nag fële ca cathédrale bi nga xamante ni nag mooy martyr de l'Ouganda
Louganda ñoom 6h30 la messe gu njëkk ga 18h30 naka noonu ñaareelu messe bu dee Saint-Joseph 18h30 la messe bi ci ngoon ca wàllu kon xayma yi bi nga xamante ne nag mooy beneen cathédrale bi xam naa ne réalisateur dafa fàtte bind tur wa ñu jàpp kon martyr de Louganda ak Saint-Joseph. xutba bis bi tey imam Youssoufa Ka di waxtaanee ak ñun wàllu bennoo ci biir jullit yi junj nañu ko sànq jikko yi am na solo trop bennoo rawatina islam daa bëgg bennoo Oustaz Assane Seck seeti woon na ko moom imam Youssoufa Ka ñu teewlu xutba bi. benn jullit yi day lu itteel lool lislaam ba mën nañu ponk la ci ponk lislaam yi mbaa soriwu ko ndax bu ñu seetloo sunu boroom du ñu digal benn yoon comme ay kenn mais bu ñuy digal dañuy digal ensemble mboolem jullit te jox ndigal bu dee julli def ni wa aqimu salaa mu jox ko ñëpp taxawu leen julli bu dee koor mu ni suumu li ru'yatihi bu dee aj bu dee mboolem lim ñu digal dañ koy digal en tant que mbooloo en tant que benn communauté mais duñ ko digal ay kenn naka noonu bu ñu delloo ci alquran yàlla woo ñu ci jaamu ko moom daal wéetal ko kennal ko waroomi xam-xam dañ ni kennal yàlla noonu mu toll bennale sàppee jullite itam noonu lay mel maanaam kennal gi ñu kennal yàlla bu àndul ak ñu bennale sàppee jullit yi kennal yàlla googe day daal di manqué la waroon jur dootu ko jur beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam soññ ñu ci ñu nekk groupe nekk benn te bañ a taqali ko mu wax ni wa kunu ibadallah ixwanan nekk leen jaam yàlla waaye nekk leen ay frère ay mbokk bu leen taqali ko naka noonu alquranul karim ci suratul Ali Imran mu melal benn jullit yi comme ngëm mu tudde ko fa ngëm tàqatlikoo gi mu tudde ko kéefër mu wax ni ginnaaw auzu billahi min ashaytan rajim yaa ayyuha alladina amanu in tutiu fariqa min alladina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin ay ba'da ittihadikum wa uxuwatikum mutafarriqin mu ni bu ngeen toppee ñi dul yéen ñi gëm yàlla danañ leen tàqatle ginnaaw bi ngeen bennoo danañ leen def ay noon ginnaaw bi ngeen nekk ay mbokk mu daal di koy waxinu danañ leen def ay yéefar ginnaaw bi ngeen nekk ay julit yarudookum baada imaanikum kaafiriin kon bennoo gi ak mbokkoo gi la tuddee foofu imaan muy ngëm tàqatlikoo gi ak noonoo gi la tuddee kéefar loolu aay bu leer naa ñu la te noonu la ko mu fassiroo ni firee ca kanam mu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi ba dëgër loola doyen na mu feddliwaat ko ne wala tafarraqu bu leen tàqatlikoo yàlla daal di ñuy fàttali nekk gi ñu nekk benn ginnaaw bañ nekkee ñu tàqatlikoo nekk gi ñu nekk ay mbokk gannaaw bañ nekkee ñu duloon ay mbokk yaa leen lool ci xéewal mi gën a rëyum defal la kon xéewal yooyu nañ ca sant yàlla wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ixwana donc boo ko toppee ci alquran ak ci sunna dafay bari lool ñuy won kon yàlla bëgg gu bëgg xeetu bennoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gu bëgg aw xeetam bennoo loole dafa leen itteel lool ci alquran ba sax boo demee ci saaru mel ne xujuraat waroomi xam-xam yi tudde ko saaru teggin xam lam fa jàng ci teggin ak la war ab jullit mu war koo mel kenn xamul nu mu toll ak nu mu yaatoo donte saaro bariwul ci ay ayat ndax fukki ak juróom-ñett la wax ca jenn laaye ni innamal mu'minuuna ixwa mu ni way gëm yàlla yépp ay frère lañu loolu yàlla moo ko wax mu ne fa aslihu bayna axawaykum na ngeen defar seeni diggante na ngeen ko rafetal de ndax yàlla yërëm leen moo tax ñëw na ci sunna bu wér riwaayat imam muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yowmal qiyaamati bésu altine bu ne ak bésu alxames yàlla day woo ubbi bunti aljanna
ni mboolem ñi faatu ci samay jaam te bokkaale wuñ ma jéggal naa leen nañ dugg aljanna bañ egg ci ñaari jullit yoo xam ne dañoo réeroo mbaa ñu xuloo mbaa ñu noonoo mu ne ñaar ñooñu bàyyi leen fi bokkaguñ ci sama njéggal ba keroog ñuy juboo ba keroog ñuy defaroo loolu lañ ci dégge daal muy ayat yu bare ak xadiis mooy benn julliti moom lu mënul ñàkk la ni leen julli ware aj war leen asaka war leen koor war leen jikko ju rafet war leen noonu la leen bennoo ware amul benn différence waaye tam ni wax lu dul dëgg xaraame ni tooñ xaraame ni bokkaale xaraame ni bidaa xaraame ni mooy yàlla xaraame mooy yàlla yëpp nañu xaraame na la tàqatli ko xaraame donc ñoo tolloo ci wàllu topp yàlla yeeg farata yi bennoo dafay dugg ca biir nekk farata comme ñoom waaye tam mooy yàlla yeeg bàkkaar yi tàqatli ko noonu ci biir julliti day dugg foofee nekk fa bàkkaar comme ñoom ba tax na julliti kon war nañ def lépp luñ man ci benn leen sin sàppe parce que alxuraan loolu la wax sunna loolu la wax kon bu ñu tàqatli ko rek su boobaa am na kenn ci ñun wala ñenn ci ñun ñu bàyyi alxuraan mbaa sunna waaye bu ñu bokkee jàpp alxuraan bokk jàpp sunna rek bokk nekk julli dëgg-dëgg faaw rek bennooy lay daal di mën a jur mënul jur lu dul loolu bu ko defee rawatina événement bii di jub si muy tabaski ñu jóge ci kor yi ngeen gis jullit yi chaque année bu ñëwee ñaari kor yi ñetti kor yi ñaari tabaski ñetti tabaski ba sax bu amee mel na at xëy na am ca yàqkat yi ñu juum ba genn tabaski am mbaa am ca yàqkat yi ñu juum ba genn kori am te ñama ca namm mooy ñi nga xam ni benn julliti enracié wu leen tàqaleeg julliti moom mooy li leen di jariñ ca la ñuy dox guddeeg bëccëg moom la ñuy fexeel moom la ñuy planifier ñooñee bu ñu juumee ba julliti bennoo wooreenoo genn kori mbaa ñu woor genn koor mbaa ñu tabaski genn tabaski ñëpp dañuy koy daal def benn événement naan ren macha allah genn tabaski am ba man dama jaaxle man dama jàpp. Imam Youssouf Ka ñu koy gërëm bu jumaay Sicap Mbao waxtaan wi doxoon diggam ak Oustaz Assane ñu koy gërëm bu baax ci xutba bi mu nu baaxee tey ci àjjuma ji moom Imam Youssouf Ka ziar Adja Binta ñëw na fekk sinu ci plateau bi Adja ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax Alaaji Assane di nuyu Aziz Mbaye di nuyu naka noonu Oustaz Assane Seck di nuyu Alfi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau yeewu leen di nuyu téléspectateurs yi. jërëjëf Adja ni nga ko waxee Alfi mu ngi fi teew xaw ma togg gi ma yóbbaale xaw ma nag Alfi wax dëgg yàlla boobaak léegi mu ngi fi waaye xam nga waxtaan off the record bi mu ëpp Alfi ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu ànd bi ñun saa su ne. ñu ngi lay fay tonton Assane di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp ak ñi ñuy seetaan donc tey comme ni ñu koy defee chaque ajuma tey caakiri la ñuy defar mais caakiri bu ñu defaree couscous toujours di ci ànd ak li beurre Sofia tonton Assane xam nga ne beurre Sofia ak période tabaski bi xam naa ku ne jënd nga sa pot rek teg ci wet gi di xaar grillade yeeg ñoom brochette yeeg ñoom seen maa la ko wax waaw xam naa sekkee nag njawee ni surtout ñu bañ cee ëppal nag ndax xam nga bëccëg gi moom boo boolee ndawal geeg jiw geeg cafka gi moom dafa naa ni mbaa xanaa nga teg ci sport bi nga waxee menu bi sànq Aziz fële la yóbbu bëri xam naa ni dafa xaw a tàyyi nag ci pourtant bu paree nag dina bëri na bagage de fi mu ne nii caakiri bi bëri na bagage de moom kay El Hadj Assane li mu war a def mooy testé nu ba xam nag ndax yi muy indi moom di nu laaj ndax man ngeen ko ñu ni waaw mu ni nun koy defee moo ci des non mais Alfi dig nañu quand même bu nu jullee ba noppi yeneen yu gën a am solo yu consistant ba xam nga mag ñi bu naree yenn xam nga caakiri gars yi dañuy faral di ko defar ci jour julli ci tabaski bi parce que am na ñoo xam ne du ñu consommer yàpp bu bees bi bi nga xam ne dañ koy lakk léegi dañuy préférer lekk ay ñamu soow donc caakiri bi nga xamante ne dañ ko defaree couscous donc mën na bokk ci astuce yoo xamante ne mën na changer sunu façon lekkee ni caakiri et puis am na solo ak digle yi damay dégg yenn ci jigéen di rafetlu bu baax sa intervention ñoom di nga leen arrangé ndax xam nga bisu julli bu sa borom kër bégul ci yow déjà ci caakiri bi du fa xaar añ boo matul borom kër gu doxaani ji bisam tabaski xam naa ni bariwul waaye Alfi jërëjëf tey dañu am mbégte ànd ak gan Mouhamed Baro suñu naatangoo la journaliste Café Info saa su ne dañuy jàngat actualité bi Mouhamed mu ngi teew maa ngi lay ziar bu baax jërëjëf sëñ Baro di rafetlu sa ànd ak ñun kon ci kanam tuuti lay doon xam naa Pape Samba voilà Pape Anne du woon loolu laa bëggoon nag xam nga ay nit bu ñu bëggee ànd yenn kat xëdeen dañu yëgoo dama bëggoon nga defal ma générique bi waaye mun na xaar jingal bi kon ñu dem Makkatal Mukarrama ak Oustaz Pape Anne ba tey it foofee am na solo ndax suñu uddiyaaj yi dañ ciy profité sax massawu ñi nga xamante ni daal dinañu tàggatémbe fii ci Ndakaaru di ko méttit lu bu baax nag wax dëgg yàlla réew mi il faut ñu jóg ci yenn yi daf fi am yoo xamante ni nit doo ñëw sax aw ay nga yokk ci leneen waaye il se passe des choses extraordinaires dans ce pays yoo xam ne yu matam moytu la yu rafetul daal ci gàttal ñu ngi massawu ñu demul yàlla nag moo ko ni bëggee
am nañu demoon gri ba dal seen kaw donc yàlla lu mu def rek moo gën waaye kilifa yi nanuy responsable lu ñu leen dénk ñu koy mate ba bu sooxee munta amit muy néew lool waaye xam nga téeméer rek lu topp ci ujaaj des Ndakaaru loolu daanaka ay échec la ci ay organisation ñu ngi koy masawu baax dinañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ak gan gi ñu dem Makkatal Mukarram ak mbokk yi nga xam ne ñoom ña nga fa di leen ñaanal aju jàmm yaa Oustaz maa ngi lay ziar bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi fii ci Makkatal Mukarram am mbégte loolu nag jàkkaarloo seen jëm yu tedd yooyu la Alaaji Asan maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax Guèye di la ndokkeel di nuyu baax Moulay Alxaaji Abdoul Aziz Mbaye nuyu ko moom itam ziar ko bu baax a baax docteur Alxaaji Massamba Guèye maa ngi lay nuyu jërëjëf nuyu baax sama jigéen Adja Alfi maa ngi lay nuyu maa ngi ziar Oustaz Assane ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja Seydina Muhammad mbokk yi mi ngi noonu ñu ngi nuyu mboolem ko xam ne yaa ngi tàkku jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias rawatina seen émission bu mag boobule di yeewu leen am mbégte lool bërki démb xam ngeen ni ñu ngi woon ca Madinatul Munawwara ñëwaat ci Makkatal Mukarram waaye xam ne tey jii ñu ngi fii ci Makkatal Mukarram ñu ngi waaj insha allahu taala jëm Muna bàyyi ko fa dem Arafa dem Musdalifa dem sànni jamra ñëwaat Makkatal Mukarram defaat tawaaf ifaada delluwaat Muna insha allahu taala ñu ngi koy waajal xam ndax laa ci jiir ñëw la ñuy départ defi ko ndax bul fàtte ni tabaski insha allahu taala fii ci Makkatal Mukarram la 24 lañ koy def waaye ñu ngi nuyu mboolem ko xam ne yaa ngi jàkkaarloog télévision Futurs Médias rawatina seen émission bi di yeewu leen am mbégte lool mbokk mi noonu xam nga boo gisee jaww ju tedd ji gis jaww ji nga xam ne jaww leer la nga xam ne fii boo fi ñëwee di nga yëg leneen ba ñu bàyyi ko Médine nag ñëw fii ñaari jaww yi nag dafa mel ni wuute ga ci am mooy fële dal ga mu dal fële doy na waar ndax leer ga fay bàyyi ko te mooy leeru Seydina Muhammad waaye mbokk yi bi ñu ñëwee fii ci Makkatal Mukarram nga xam ni Kaaba gi tabarakallahu doo ko wër mukk di xalaat ndax set nga ci bàkkaar wala set nga ci bàkkaar fii ñu nekk nag fi la Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam juddoo fii la yaru fii la màggee moom bi alayhi salaam waaye fii la tàmbali woon defar adduna bi waaye ni mu réglé adduna bi ba mu àggee ca Madinatul Munawwara kon fii ñu nekk tey moo tax di jàkkaarloog Alxaaji Sadbu Samb Alxaaji Sadbu Alxaaji Cheikh Tidiane Samb Alxaaji Sadbu nag xam nga rawatina yaakaar naa ku dëkkee Sénégal mbaa bitim réew xamoo ko ci lenn lu dul tagg Seydina Muhammad Sadbu ni ngay nuyoo waa télévision Futurs Médias nuyoo ko waa yeewu leen nag mooy nga bégal leen tuuti ci rasulullah la sarafa nabina la sarafa sang ba ca Madina ya jaraway nabina la sarafa leylatu mawlidil lazi fii la juddoo woon sallallahu alayhi wa sallam kaana li diini sururun bi yawmi wasdiaaw billahi wa tawalat busral awaatifi anat wulida al mustafa wa qalanaaw al mustafa mooy ki ñu dërale nabina la sarafa maa ngi nuyu waa yeewu leen kilifa yooyu toog yëpp di nuyu sunu baay Alaaji Asan di nuyu Aziz Mam Fama di nuyu tabarakallah docteur Massamba Gueye tabarakallah ñoom Alfi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Sénégal gépp mbokk mi noonu ñu ngi nii ak Cheikh Sadou Samb Cheikh Sadou am nañu mbégte ñaanal la yal na yàlla gën la barkeel xam nañ bi nga juddoo bi léegi sa lépp ñaanal sa Alaaji Mbay Jaay Samb yal na yàlla gën a bàyyi moo de wér sa dund sa lépp daf ko jox Rasulullah mais bi nga demee jàkkaarloo si gën a xam ne Cheikh Sadou bu la bu ñu yëgee doy waar ndax oustaz koy tagg chaque jour ay nit di la woo fu ne ngay dem di ko tagg di ci bégal ay doomu aadama am ci lu ne ah jëmm jooju bu ñu demee ba ni la mi ngi nii tëdd ki nga daan way ay at daan sonn daan daj bu nekk ci moom buñ ne la moo ngi nii tëdd foofu mën a tuuti sa bopp man biñ déparé dugg ci vol bi ba nekk ci yoon wi ñëw mu wóor ma ne li ma desee ñu wàcc aéroport bareet laa teqali ko sama sago mais ki nga àndal di sama Tidiane Samb wax na ma ni ma Samb daal man dégg moom ba ci raw du Rasulullah yi def na fa loo xam ne yéem na ma ci ay góor waaw moom daf maa yërëm mujj gi dañu ma Samb boo ma naree jaaxal nag damay woo say mbokk ndax fi mu ne nii ah man mënatuma laa téye jaaxal nga ma mais Samb ndax di nga jàkkaarloo Seydina Muhammad way nga way naa ko damaa ñëw tim ko ne ko Muhammadu xayrul wara ibnu Abdallah yaay sangu jaam ñi Muhammadu xayrul
xayrul wara ibnu abdallah yaay sangu jaam loolu maa ngi ko fent ci biñ ko njëkkee attaqué ca Danemark avant ñu koy caricaturé nii ci France waa Danemark defoon nañ lu mel noonu air boobu ci laa ko fentoon ne ko kenn mënu laa ñaawal ndax yàlla tagg na la ci alquran gaa ñu baax ñëpp tagg la kenn mënu laa ñaawal gaa yi baax yëpp tagg la yàlla waxoon ko ni ko wa kaana fadlullahi alayka azima mbokk mi ngi noonu Cheikh Nassir Sadbou jërëjëf noonu laa taxawee ak nag Cheikh Tidiane Samb ONG Ansar sëriñ Cheikh yaakaar naa yow miin nga télévision Futurs Médias maa ngi am mbégte loolu fi ma taw maa ngi lay nuyu sëriñ Cheikh Pape tabarakallahu asalaamaaleykum may nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ni dañuy bëggee yeewu leen waaye àjjuma ji jot seen xol yëpp di tooy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla ak sa taxawaay yow ak Sadbou damay wax ni ay identité remarquable ngeen mooy ñoo xam ne tabarakallahu foo leen gisee man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum ku leen gis rek soppam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daal di yokk waaye ren particulièrement xam nga xaaj Pape fi leen taxoon maa yow ci sa siira mu njëkk wax kan moo xam kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ren nag bu Cheikh Sadbou ñëwee damaa gën am yaakaar ndax dañu ànd ak gu neex te ku ne xam rahmatullah alayhi sama waajur alxaaji Cheikh Samb yàlla yokk leeram yàlla tasu ci barkeem li mu liggéey ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak yow ak Sadbou de am na ñuy taxaw ci Sénégal di def benn sport naan xaalisu sport boobu ci li leen géntee waaye ñun tabarakallahu xaalisu Seydina Muhammad nag ñett ñii ci la ñuy géntee Pape fi lañ taxoon man la ñu ngi jëm ayyaamu tashriq man la yawmu tarwiya 8e jour ci Zilhijja incha allah buñ fa eggee mooy salle d'attente bi waaye audience particulière bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala day recevoir jaami ci arafatullah bu ñu boolee julli ya diggante tisbaar ak takkusaan timis kenn du ko fa jullee ñu jëm Musdalifa war a sànni xeer yi waxoon naa Boubacar Diallo ci suñu benn émission ci groupe Futurs Médias ma ne ko sànni wuñu ay xeer ay jikko la ñuy sànni jikko yi nga xam ne bu nekk ci nit seytaane moo koy inculqué waaye li am solo rek mooy yàlla nañu yàlla def ñun ñëpp ren ñu teew Arafat buñ fa teewee balaa guddigee balaa timis gee jot ñu jot suñu passeport àjjana boole koog suñu passeport numérisé ànd ak groupe Futurs Médias tabarakallahu di gërëm boo xam nag Adja waxuma ren dafa taxaw taxawaay bu rafet ko ak sénégalais yi nga xam ñoo fi nekk mboolem seen mission bi privé yi Sénégal boo ñëwee fii di nga xam ne dëgg ñoom ñoo sopp rasulullah ma nuyu waa Mbour yëpp xaaj Pape jërëjëf tabarakallah mbokk mi noonu Cheikh Tidiane Samb alxaaji Sadbou Samb incha allahu taala télévision Futurs Médias mi ngi noonu incha allahu taala àllarba bi bii di ñëw lay doon ci bisu Arafa moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni alxaj Arafa te Arafa kulluhu mawqifun fala di ñaan moom yonent bi di ñaan moom Sayyidina Muhammad keroog ci yonent Yàlla Muhammad nee na gis naa Iblis jël suuf di sotti ca kanam ga Sayyidina Aysa ne ko lu tax mu koy def mu ne ko ndax dafa am gàcce ndax keroog yàlla wax na ma ni sa xeet yëpp aljana lañ jëm ci jëbal rahma aljumay arafam jooju ci la ko Jibril alayhi salaam fekk ci jëbal rahma ca kaw ne ko yàlla nee na la mu la santoon lépp mat na al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina mbokk yi fi may tàqale ko ak yéen Cheikh Sadbou moo ko yëkkati alxaaji Pape Hann alxaaji Muntaga Ly télévision Futurs Médias wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Sadbou xayrul wara doomi Abdallah yow yaay sangu jaam xusa nabiyana bi asratil qisaal rasulallah doomi Abdallah yow kenn gënu la sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikh Sadbou sama Tidiane bég naa na yàlla fay leen jërë ngeen jëf macha allah am na solo ñu gërëm bu baax El Hadj Pape Hann ci liggéey boobu am solo lool di ziar mbooloom sunu ujaaj ci Makkatal Mukarram ujaaju groupe Futurs Médias naka noonu gërëm bu baax ci wàllu caméra bi ak li nga xamante ni mooy réalisation bi El Hadj Muntaga Ly ñu egg si mbokk yi ak yéen Café Info tey actualité bi tolluwaay li Sénégal bokk na ci wàllu aj màkk gi ni ma ko waxee sànq Mouhamed Baro ñu ngi dellu di la ziar di sàkku bu njëkk sa xalaat ci wàllu woowee en tant que journaliste ban jàngat nga def ci li nga xamante ni moo xew ci ujaaj yi Ndakaaru ñi fi des wax dëgg yàlla boobaak léegi conditions yi metti ci hangar Léopold Senghor. waaw gannaaw bi ñu nuyoo téléspectateurs yëpp di leen ziar aussi ci àjjuma ji ak ci liggéey bu rafet bi ngeen di def li ñu bëgg a wax rek mooy il est vrai que am na ay évolution yu bëri yu am ci wàllu organisation aj gi mais ba léegi yi des quand même honoré wul réew mi comme ni nga ko junjee sànq léegi nag at bu nekk dinañ koy faral di jooy dinañ gis aussi ay efforts yu ñu def ci changement d'équipe ak yu ni mel mais ba léegi question de fonds yi ci aj gi réglé guñu ko parce que soo seetloo
aj gi forme d'organisation bi mu am presque mën nañu wax ne bu colonial la te alors que léegi am na système yu bees yoo xam ne war nañ ko mën a nag gën a toog def ci ay assises yu wér. jël ci ay résolution malheureusement loolu amagul bu ma jëlee exemple rapport entre administration bi ak privé yi rek war na bañ a yem rek ci mbiru quota ak yu ni mel. mais même ci wàllu conception organisation aj bi li ci am solo aussi mooy dafa am ay mbir ci organisation bi yoo xam ne dafay échapper Sénégal loolu moom au niveau de Arabie Saoudite la malheureusement ba tey kenn waxagul wala kenn ñemeegul songu wala waxtaan ak Arabie Saoudite ci won leen ne aj gi organisation bi mënuñu leen ko bàyyee ñoom rek loolu aussi c'est une question de fond boo xam ne ba léegi dafay des. yow yan formule nga gis donte ni nga ko waxee boobaak léegi essayé nañ formule yu ne dañ naan rek mbiram aj Màkka la diine ji la wala ñu privatiser ko benn yoon bon am nañu tiit nag aussi privatiser mu daal di jégg day aussi. waaw li ma ci gën a kii sax mooy soo seetloo état bi moom nii mu ko yore nii war na délester yenn yi ñu jox ko waa réew mi ñu pencoo ko xool. parce que soo seet am na lu reetaan lu Sénégal mbiru julli ak weer wi état bi day faral di wax ne réew mi réew laïque la wala ñenn ñi di ko défendre ñu bàyyee ko. ñu génne ci seen loxo mbiru aj bi ñu dugal ci seen loxo ba ñuy sàkk ñu wàññi seen loxo ñoom ba léegi ñu des ci loolu contradiction la bu xaw a doy waar. li wër te wër mooy. ban formule la dina jafe tey ji nga ne lii moo gën mais nañ ko toog waxtaane ko yeneen réew yi dama am benn sœur ren lay aji moom pour la première fois. au niveau États-Unis lay jóge aji. mais suñu demee ba réew yooyu ci forme aj ñuy proposer lu gën suñu réewu jullit ñi. ma xam ne doy na waar ñoom si seen aj am na benn formule boo xam ne dañ ko def mel ni dañuy dem def prospection à la Mecque. Màkk la ñuy njëkkee fekk ak yu commencé gul ñu won leen lépp lu ñu war a def. ñu doog a dem Médine nga xam ne suñu ñëw aj danañu miin mbir yi. fii da ngay gis ci commission yi ba tey dañuy yóbbu ay nit yoo xam ne sax ñoom ci biir commission bi la ay nit di nekk ci biir au lieu ñu dimbale ujaa ji mais ñoom ñañu délégué pour ñu nekk ci commission yi ñoom la ñuy mujj di jàppale parce que miinuñu dëkk ba. xamuñu ko. yooyu sax ay problématique la yoo xam ne ba léegi mi ngi fi des. très bien malheureusement ku bokk ci commission ci mënoo gindi kenn kooku foog naa ni nga bañoon caa bokk gën. waaw surtout que commission bi ñi ngi ciy dugal des fois du leer. parce que ci biir dinañu wax médecin mais am na yeneen yoo xam ne ñu ngi leen ciy dugal. est-ce que ba léegi yooyu gën nañ ko saxla ya ca des. loolu aussi ba léegi dese na waxtaanuñu ko. très bien malheureusement fukki minutes ci des laata xibaar yi ñu daal di xam naa tafee yenn poñ yi rek bokk na ci wàllu peine de mort bi jibaat ci ñi muy gën a jibe nag mooy islamiste yi su ma ko sañee wax wala boog ñi taxaw di défendre l'islam ci nga bokk journaliste nga waaye yaa ngi bokk ci kuréel goo xamante ni njariñ ak lépp luy gën a dëgëral l'islam Sénégal moo ko tax a jóg foog ngeen ni peine de mort solution la ci agression et criminalité bi jolliwaat. waaw xam nga peine de mort dafa am ñaari dimension benn bu njëkk bi mooy dimension doctrinalam mooy pas-pasam. côté boobu moom ñëpp dañ ci d'accord ba ci sax États-Unis bii di ko appliquer lu ci ëpp. soubassement wu ngëm-ngëmu dañu war a appliquer peine de mort nekkul ci loi nekkul ci dara ci wàllu doctrine la rek parce que ñoom dañu hérité loo xam ne wàllu ci diine la lu leen may ñu def ko. donc beneen aspect bi nag mooy aspect légalité beeg mooy réew mi di jël ay àtte di ko teg loolu aussi jullit ñi dañ ci war a def attention c'est pas parce que yàlla dafa wax ci alxuraan ku rey ñu rey la rek. que àtte boobu nga rocc ko ci yeneen àtte yi parce que yàlla suy wax ne ku rey ñu rey la ci environnement bu ñuy dundee charia ak li war a mot yëpp mot ba mu wax ku àtte ñu ku rey ñu rey la mais réew mu nga xam ne appliqué wul justice sociale appliqué wul justice tout court réglé wul problème pauvreté réglé wul yeneen aspects yi dama bëgg a wax ne c'est du yombeewul ne niñ koy waxee mooy ñi yàlla wax na lii rek nañ ko def man li ma gën a d'accord mooy ñi nga xam ne dañu wax ne réew yi nga xam ne modalité yooyu amagu fa lu mel ni moratoire mën na fa am mais suñu demee ba réew ma am justice sociale am lépp lu taxaw ci wàllu garantir liberté nit ñi ak seen koom-koom foofu mën nañ fa appliquer lu mel nii mais malheureusement am na ay lobby yu nga xam ne ñoom bul fàtte ne ñi koy contre yépp mi ngi déparé ci siècle des Lumières avec la franc-maçonnerie comme soubassement wu seen lutte loolu aussi dañ koy làq ci ginnaaw ñooñu tey ñoom ñoo mës di am intérêt ba ci pression bi ñu def ci France ba 1980 ou 81 ñu arrêté ko mais peine de mort ay réew yu nga xam ne ñoom si wàllu démocratie amul benn garantie am na réew yu ñu jege fii duma ci tudd kenn
ñi ngi appliquer loolu au nom di ko manipuler ay termes charia di ko alors que ñoom seen bopp suñ doon appliquer peine de mort ca njiitu réew ma sax amaan na ci moom lañ koy njëkkee. parce que amul lenn lu mu garantir ci wàllu justice sociale. donc yooyu aussi ay question de fond la mais malheureusement man li ma dégloogum yu ñu survolé nii rek la. di ko waxtaanee mais am na loo xam ne war nañ ko ci gën a xóotal. très bien Aziz ou Binta sinon ñu jàll man de ci aj gi rek lay wax El Hadj Assane. xam nga El Hadj Assane je parle sous ton contrôle. ak transport ak logistique dañ koy jàng. kooku war nañ koo mën a xam nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci. beneen bi ci des commissaire pèlerinage bu ñu ko politiqué nanu seet ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci ñu man ko. ñetteel bi ci des mooy commission bi ñu yóbbu. dafa mel ni màggalu Touba wala gàmmu Tiwaawan nga ñëw fa yor oto te xamoo dëkk ba noonu la Màkka di mel. nanu yóbbu étudiants yi fa nekk jàng ak nit ña fa nekk mais bu fekkee gouvernement bi aussi day jël ay nit yóbbu leen te xamul dara boole leen ci commission parce que dënk ko politique bokk nit ñuy soxe ñaata nit nga am ñaata quota nga soxla yow mën naa calculer bu feesee nga ni fees na. ku bëgg a ñëw nekk ba déwén. mais lii ñu def ñi ci aéroport bi nii jaaduwul rafetul. donte leen mënuñu ko sax teel leen ko wax ñu xam ne mën noo dem moo gën. ndax lii ñu leen def toroxtaange leen ko gisee te dëgg la. olof nee na nag tàggatémbe amul ku bàyyi garab bala. jërëjëf Aziz xam naa kooku c'est plutôt njàngat la bu mu ci def ñu jeexale Burkina à l'étranger Baro c'est regrettable di ma ko waxee fi ñu tolloon Burkina Faso askan bi laaj mbir mu am maanaam jëlee fa nguur ngir aller vers la démocratie finalement mu mel dañoo rétrogradé dañoo dellu ginnaaw. waaw man aussi defe naa ne c'est vrai que ñu bëri ñu ngi wax ne dañ dellu ginnaaw. mais man pour man amul dellu ginnaaw c'est-à-dire processus bu normal la rek. mooy ay révolution la yu achevé yu jeexagul. donc dañu nekk ci yoon ba ci sax suñu réew yi xam nga bi 23 juin amee man mi acteur laa woon. ci M23 gis naa ñeneen ñu yëngu ci yeneen kuréelu société civile mais rapidement dafa am ñu gaawantu wax ne jeex na li ñu bëggoon am na. alors que suñu réew yi bul fàtte ne bi ñu jógee ci esclavage ak colonisation ak yëpp tubaab bi bàyyi ñu fi ay njiit ñu nekk ak ñun noot gi ñu noot ak suñu liberté yi ni ñu ko confisqué mënul gaaw rek ci benn fan nga tëb rek. daaneel Blaise Compaoré foog ne révolution am na. pour man révolte la woon. pour man terme bi gën a approprié wu mooy révolte la woon. révolte nag su amee mooy révolution amagul. révolution c'est en profondeur la war a am. xoolal tey ñun suñu réew amul yooyu mbir yooyu yàlla nañ ci yàlla musal mais ba tey xoolal li ñu waxoon ne dañuy réformer institution yi réformer guñ ko institution bi déclaré woon candidature Ablaye Wade dañ ne woon na fi jóge kenn waxatul ay mbiram est-ce que révolution am na changement d'équipe san tekkiwul révolution moo tax ñiy liggéey ci société civile yëpp di xeex ci dëkk yooyu dañu war a am modestie ba ci même ñu nekk suñu réew mi di leen jàppale nañu xam ne waruñu gaaw di tàccu di wax ne mbir yi jeex na tey jii li fi xew ak général Diendéré ni mu ñëwaatee nga xam ne régime ba fa nekkoon li tubaab di wax déboulonné guñ ko ay reenam mu ngi ci biir donc dafa am liggéey ay société civile yi aussi dañuy gaaw su mbir mi amee ba waa ji dem rek ku nekk dem làqu ji ci wetu njiitu réew ma dem di ko xalamal defe ne révolution am na fekk amagul loolu moo xew ci réewu arabe yi loolu moo xew barki démb ci Burkina malheureusement. maintenant révolution pour mu am il faut ngëm-ngëm daal di ko sous-tendre tout cela nit ñi dafa mel ni ngëm-ngëm bay des lu dañuy jiital intérêt yi. waaw xam nga ngëm-ngëm li koy saxal ci ay nit ci ay réew ci ay doomu réew processus bu gudd la. parce que suñu demee ba parce que tey ñi bëri ñi ngi yëngu ci réew yi. ñu nuroog ñuy am combat bu noble ak yooyu fekk dañ leen di jox ay cahier de charge dañ leen di jox ay mission ngëm-ngëm boobu dafa am lu ko détruire ci nit ñi mu ngi ci ñoom mais lu koy saxalaat ci ñoom ba ñu gëm ne réew mi dañ ko war a defaraat ak aussi intérêt yi nga xam ne nekkul rek ci biir réew ma tey coup d'état yu bëri la koy alimenter ak li koy yëngal nekkul ca réew ma day jóge ay éléments extérieurs la léegi yooyu aussi souvent mën nga am pas-pas sa réew ni mu mëgg a doxe mais fekk am na ren yoo xam ne yow ficelle yoo xam ne tiiré woo ko ma nga jógee bitim réew donc yooyu yëpp mi ngi ci li wóor ba wóor mooy c'est vrai que président Macky Sall nee nañu ma nga fay dem ak tey la fa war a dem en tant que président en exercice de la CEDEAO pour dem waxtaan ak ñoom mais li ma njortu man mooy du yomb ci di ko gars yi foogee parce que force société civile yi dañu démobiliser woon ñu ngi woon ci phase de transition ne kenn nekkagul ci ñoom ci posture xeex tey moo tax depuis démb mbir mi mënagul leen permettre ñu mobiliser wu sur le terrain parce que tout simplement dañu làqoon seen i ngànnaay ak seen pas-pas yi tey ma jox la ci exemple
say Sénégal bu amoon coupure courant yu metti woon yi jamono Ablaye Wade wala yeneen yu gën a jafe yooyu dana jafe nit ñi mobile xam lu tax parce que force yi yëngu woon ci jamono jooju yëpp tey ku ci nekk ku mel ni man yaa ngi dem lijjanti sa kër di toppatoo xaru tabaski di toppatoo mbiru njaboot ba tax na démobilisation boobu du yomb ci Burkina mu am na leneen ñu baal ma su ma leen ko sañee wax bu fekkee ne nit ñaa ngi toppatoo xar mais ñi ko jiite woon yooyu force également dañ leen xàmmeetul ñii ca gënoon rëy làmmiñ ña nga ca farik nguur ga léegi la société civile am na ci ñoo xam ne kenn gisatu leen aussi waaw loolu mooy aussi ba léegi dañu war a définir lan mooy société civile suñu réew société civile du organisation société civile yi ñu xam yu rëy yu mag yi société civile il faut que médias yi def benn liggéey boo xam ne dañuy delloo société civile la mu moom société civile du organisation comme man yama bokk yi ñu xam yi dem ci rajo yi société civile mooy les forces sociales yi nekk ci biir réew mi yu organisé wu kuréelu jigéen ñi daara yi confrérie yi sax ci société civile lañ bokk mais ñooñu yëpp ay groupe de pression lañ yoo xam ne tey la gis nga tey ni ngi lay wax ne Burkina force yi nar a mobiliser wu nekkul ñañ doon tuddee comme ay balais citoyen grève générale yi ñuy wax ak syndicats yi au contraire ñooñu ñooy société civile suñu réew yi mais malheureusement système néolibéral yi ak système capitalisme bi li mu njëkk a def mooy syndicat tey boo xoolee Sénégal ban année la grève générale gëj a am mooy dañ leen déstabiliser dañ leen désorganiser parce que ñooñu ñooy société civile mais société civile di ñi nga xam ne dañ leen di tudd nii ñu nga xam ne amaana sax ci këyit lañu exister wala ci média mais soo demee nii ci seen existence réellement amuñu ci réew mi ak ci yeneen réew. très bien Mouhamed ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf mu nekkoon mbokk yi ak ñun suñu naatango Mouhamed Baro doon jàngatanoor ak ñun actualité bi ci Café Info ni ñu ko baaxoo saa su ne ñu koy gërëm di ko sant di leen ñaan ngeen taaxirlu ci kanam xibaaru 8h yi ci wolof soxna Faty Dieng. bismillah mbokk yi xibaaru suba gi ñu doore ko ak ujaaj yi nga xam ne ñoom ñoo des ba tey aéroport Léopold Sédar Senghor wala ci hangar ba seen lim ëpp téeméer waaye nag lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ci ñoom wala sax lu jege téeméer mujj nañu ñoom dem bërëb bu sell ba démb la ñu leen jëlal roppalaan ñu wutali fële di màkkatal mu karam gannaaw ba nu amee seen visa loole nag neexul dara ñi fa des lu ci mën a am ne Tambaari Sow ak Modou Diop xëy nañ ci hangar ba ñu teewlu lañ fa jëlee. bokk nañ ci ñaari téeméeri ujaaj yi fanaan fan yi yépp ci hangar bu aéroport Léopold Sédar Senghor te ci suba yaakaar gu rëy daal di juddu ginnaaw bi jiitu réew mi ne envoyé na leen avion ngir ñu mën a dem ca Màkka waaye ca mujjantal ga li xew da leen jëlee kaw. man par exemple mais li ma amoon yëpp def naa ko ci booleeg ña ma yóbbu woon ak fa ma tàggoo ñu wàccal ma kaamil alxuraan ma tàggoo fu ne juróom benn fan may fanaan ci ay chaise dégg nga maa ngi nii mais bu ma demee Màkka sax xëy na du ma fa am njariñ. am na benn paa bu man leen man dama wër tund wër takk sama saret di tàggoo tey mënuma ñibbi dee ma ko gënal. jigéen ñaa ngay jàllaa ñoo ji daanu crise ñetti femmes évacué nañ leen ñoo nga fee ca infirmerie ba ñi fi toog ñu ngi yuuxoon di jooy la situation elle est indescriptible. ginnaaw bi ñu amee ay problème ngir jot ci seen visa waa commissariat daal di lijjante def ay démarches ngir jot ci visa yi waaye visa yooyu le du ñaari téeméer yooyu lépp ñoo ko mujjee jot. boo gisee samedi bële passé la ñu amoon problème de forclusion arrêté woon lépp booba dañ ne président Macky Sall jël na disposition yi ci war dem luye ji benn avion Boeing avion bi luye na ko mais en réalité li nekk ci biir waxuñu ko ndeke 92 ya nga xam ni moom la ñu amoon moom la ñu ñëw léegi rappel 80 passagers ci 200 et quelques pèlerins yi nga xam ni des nañu fii rawale leen ci biir avion bi ñun ci privé yi la ñu bokk ñi nga jóge Kédougou ñi Kolda. mu mel ni nag lu ëpp téeméeri ujaaj yi bokk ci privé bi ñoo daal di desandi fii ci Ndakaaru li ñuy gën a ñaawlu mooy fi mu toll nii gisuñu kenn ku ñu mën a waxal seen naqar. 11h la ñu waxoon ba léegi xamuñu fi mu ne nii ba 14h ñun daal ñoo ngi nii waaru nañ jommi nañ fi mu ne nii amuñu kax gisuñu sax ñuy waxal nee nañu fees nee nañu may kenn gisuñu ñenn ñi dugg na seen avion yi dem. waaye l'état sénégalais dañoo ko defanteeg moom ba mu saf surtout le général Dia. ajub ren juraat coow bu rëy ñi inscrire woon ci ay agence privée ngir dem màkk mën a duñ ko def waaye teewul ñu ngi dundee yaakaar ne njiitu réew mi dina am lu mu def ngir fii ak fan ñu mën a dem amal seen aj.
Aminata Mbaari Sow ujaa ci yamuñu sax mer ba futtu démb dañoo wàcc ci mbedd yi wala boog foofee ci wetu hangar ba di yuuxu la bayka la ñu bëgg rek moom mooy dem Makka ndax ñoom nee ñu ay privé la ñu te itam seen billet boobee duñu ko ñàkk Makka wala dara la ñu wax lu ci maanaam Mame Biram Diouf ak Younous Diatta ñoo leen toppoon. nii lañu doxalee ci alxamis bi génn ci hangar ga ñu nekk di koy dund bu tar lépp ngir wax si liñ bëbët. am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd fale mënuñu dem fenn bëggoon nañu ñëw fii sax taxaw fa ak nun mais dañu feebar dem rek nee na ñoom daal dem rek. seen maire jéggi dayoo ba yëgee ni am na roppalaan bu njiitu réew mi joxe roppalaan googee sax yóbbu ay ujaat yoo xam ni ñu ngi doon dund ak ñoom jafe-jafe yi. avion bi 90 la yóbbu 90 la yóbbu 90 la yóbbu et ça c'est une honte gàcci la président bi loué avion affecté ko pour 200 millions pour mu yóbbu 90 personnes seulement c'est une perte pour l'État. wol bi dem bàyyi ma fi yóbbu ñu ñaar téeméeri nit ak juróom-ñaar mu yóbbu juróom-ñetti fukki nit ak ñeent te bàyyi ñu fi ñu toog tànn ñu ko neex yóbbu leen bàyyi. ñuy laaj jiitu réew mi ak agence de voyage yi nga xam ne nii war na leen gëstu ngir ñu faj seen i mbëbët. na seet ban pexe la mën a jël pour ñëw wax ñu dëgg ñëw wax ñu ci constaté ci li ñu nekk. ma ne dem rek soxla wuñ dara dem rek lañ bëgg siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ bëgg nañu bàyyi ñu dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a versé seen i paas waa agence yi nañu ragal yàlla te xool yàlla. ñoom ñi nag nee nañ fa mu toll nii namoon ñu leen lu dem ca Màkka laata ñoo ñuy delluwaat seen i biir kër. mu nga bu nu jugee ci sunu ujaat yooyee bloqué ci hangar aéroport Léopold Sédar Senghor ñu wax nag ci askan wi ak itam coppite yi climat bi li muy indi ci ay yàqu-yàqu ñu ne bi nu ko xaymaa mi ngi toll ci ay milliards yi milliards loolee soxal napp gi ñu ne buntu jógut fii ak 2020 mbir mi dina gën a metti ñi yëngu ci lu jëm ci wàllu napp gi nag def ab tëralin bu bees ànd ci ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu woowee mu amuloon démb ab lël ci Ndakaaru may mën a njaay ceex na loo xamee ci ay leeral. plage du Sénégal. fii ci Sénégal seetlu bi mooy ñi nga xam ne ñoo féete ci booru géej gi ak ñi ciy yëngu changement climatique bi sonal na leen bu baax loolu nag dem na ba nga xam ni yenn jën yi kenn gisatu leen fii ak 2020 borom xam-xam yi nee nañu perte yi mu nar a jural réew mi jege na juróomi junni ci ay milliards ñu xalaat ni foog ñu nas ab plan boo xam ni mooy jubbanti bu baax. am na groupe d'experts sur le niveau international bu ñuy wax GIEC donc seen rapport yi ci la ñuy sukkandiku mais ñu ngi donc seen modélisation yi ñu ngi wan ne température mën na yokk de 2 degrés ou bien de 4 degrés donc loolu nag ñu suñu chercheurs yi donc def nañu ay scénario yoo xamante ni dinañu permettre ñu xool bu nekkee 2 degrés de lan lay gàllankoor ci géej gi ak ci ressource bi. changement climatique baa ngi fi te faaw ñu am lu nga xam ne dañ koy def pour buñ ko mënul dindi tamit ñu fagaru ba nga xam ne bu ñëwee duñu gaañ donc ci loolu boo gisee ci suñu communauté au niveau local maanaam ci gox yeeg goxaat yi def nañu ay formation ngir nit ñi xam lan mooy changement climatique naka lay ñëwee ak bu ñëwee naka nga war a def biñ ko defee ba pare waxtaan nañu ak moom xool naka lañ leen mën a jàppalee ci fagaru boobu ñu war a fagaru. tëralin boobu nag laaj na ñu ñaax bu baax askan wi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci géej gi fi ñu ko nar a tàmbalee mooy ci biir réew mi. lu demee ne am na ay plan yu nga xam ne moom la ñuy wax ay tëralin ay doxal yi nga xam ne def nañ ko mu am ay action yu bari yoo xam te ne maanaam pêcheurs yi ci météo bi nga xam ne dañ leen di jox information bi balaa ñuy dem géej ñu xam naka la géej gi mel. information bi ñuy jox acteurs yi maanaam loolu dafa war a ñëw parce que li gën a yokk changement climatique bi mooy nit ñi xamuñu bu baax lan mooy changement climatique ak bu ñëwee naka lay manifester wu loolu nag dafa il faut que ñu def ko moo tax ñi ngi def ay études ñi ngi ci boole ñëpp ñi nga xam ne gëstukat yi lañ ak képp koo xam ne rek mën nga ci am xam-xam ñu boole leen ñu toog waxtaan su ko defee loolu nga xamante ne moom la ñuy jeexalit maanaam yooyu nga xamante ne moom la ñuy gëstu action yooyu ñu fexe nu ñu ko dugalee ci politique yi ak ci stratégie yi ba nga xam ne dinañu pare ba bu changement climatique bi ñëwee maanaam gaañ gi dina néew. borom xam-xam yi nee nañu bu ñu jógee fii dinañu nas ay tëralin yoo xam ni dañ koy yóbbu fële ci conférence internationale bi ñu jagleel climat bi ñu nar ko amal ci weeru décembre.
ca Paris. may mën nañu wax ci waajtaayu tabaski léeg-léeg bu nu jubee bis bu màgg boobilee lu mel ni jën day xaw a ñàkk wala bu nu ko weesoo itam ñu bëri ci nappkat yi bu fekkee ne du yeewoo fi ci Ndakaaru dañuy dem ci seeni dëkk wala fanu dëkk noppalu fa ñi nga xam ne nag ñoom ñooy soxna yi ne ñu léeg-léeg loolu lu jaadu la jamono ji jën jafe ndaxte nawet la ñu wax te ku ne xam na ne jamonoy nawet moom gis jën daanaka du yomb. Fatou Bintou Konté ceex na loxo amee ni doxantu ci yenn ci tefes yi. dañuy faral di nemmeeku bu tabaski di waaj a jub si jën ñàkk lool ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi ñu duñu xamal ne ñàkkub jën boobu la koy waral mooy ñoom dañuy faral di dem ci yeneen i bërëb di fa nappi. ñàkk jën gi nawet moo koy waral du tabaski rek non tabaski day passé bu tabaski jub si yëpp gaal yi fi mu ne dañuy campagne fii daanaka wàllu noor bi si la jën yu am fii day manqué lool parce que gaal yi dañuy daal di campagne yi dem si yeneen zone yi dem Mbour wala dem Joal wala dem Saly foofu la ñuy wuti jën yi fi mu ne parce que jën yi foofu lay dox dem fa fii nag daanaka benn jën rek moo fi am. bu ngeen wax ne doo am jën doo am jën. soxna si wuyul kii day faat. ñàkkub jën boobu ñu di ko faral di nemmeeku bu tabaski weesoo it ndaw si duñu xamal ni nappkat yi dañuy faral di toog lu mat diir noppalu balaa ñu delluwaat ci géej gi. bu julli ji paasee soo gisee jën du am mool yi dañuy noppalu moo tax jën du am mu nit bu nu julli ci rek tey de nga xëyaat géej il faut ñu noppalu moom une semaine ñu dem waaye jën nawet moom jën du am. la ca am ba am nappkat bi mag ñuy wax njàqareem ci ñàkkub jën bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci suñuy ndox jamono ji. te géej gi moom amatul jën quoi amatul dara même bu tabaski jotee neex ba dul tabaski nii sax amatul dara ainsi dañuy dem nii rek pour taxale dépassé affaire bi dana ñëw. ñàkkub jën boobu fas yéene indi ay tolof ñi nga xam ne ñoom ñooy waay jëfandiku yi te nag jamono ji nemmeeku nañu ne dakkam waru nekk lu yomb dara. Fatou Bintou Konté ñu des ba tey ci waajtaayu tabaski fu ci mel ni diwaanu Ziguinchor moom xar tuuru na fa waaye nag yombul loolee la borom kër yi wax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jaaykatu xar yi gisee wuñ mbir mi noonu ñu dem ca diwaan ba fekk fa Boubacar Diassi. jàppante yi métti woon na ci diggante marchand ambulant yi ak policiers yi loolu nag mu nekkoon ci déguerpissement yi nga xamante ni mairie Dakar Plateau moom moo ko doon def waaye tey jii ambulant yooyu dellu si nañ ci bërëb bi le bañ ñu mayee ñu lal barki Dembo Ndiaye kese la ñaari fan rek la am Aliou Ndoye nag mayuñu monsieur le maire mayuñu nit ñee si jàpp di wax. lal ñu lay dóor ay lacrymogène xam nga coow li jàppal fi bàyyil fi mais actuellement nii moom wax dëgg fa yàlla sant yàlla mën nañu jàpp ne pendant une semaine daal affaire yi ñëw na normalement gars yi ñu ngi jaay clients yi ñu ngi ñëw comme il le faut. suñuy kilifa rek ñoo ñu ñaanal xam ne ay ndaw lañ dañoo nekk ci yoon war a liggéey bëgg lu baax ñu jàppale ñu ñaanal ñu rek Aliou Ndoye mu may ñu daal di lal. bu fekkee fer pare na bu ñu mënee dugg dem dugg bu fekkee mënuñoo dugg ñu xam ne fii yoon da koy tere bu ñu mënee dem mais xeexu ñu xulóowu ñu liggéey rek moo ñu tax a jóg. benn mbir nag bu ñuy xam ne ngir rek dellu si ci bërëb bi mooy que ne tabaski bi dafa yegg si te ñoom dañ bëgg a daan seen doole ngir am lu yóbbu seen kër. tabaski bi lañ fi am dañ ko doon ñaan ba tabaski ndax nit ki soo ko yëgatee da ngay am fu la leer foo koy dugal ñun ba ñu yëgatee ba tey dugaluñu fenn. événement tabaski lañ jëm te ku ne xam ne li jamono neexul fête nationale la tabaski duñ ko kenn du ci werante ñëpp dañuy jël xar yar jabar yar doom. metti woon na trop mais nag fi mu toll nii alhamdulilah rabbil alamin non xanaa suñu tabaski ba tamit mën nañu fay jëlee mais tamit Aliou Ndoye dañ koy ñaan. dañoo am ñun yaakaar daal ñu bëgg a daan suñu doole jàppale suñuy waajur. ba ñu dellu see ba léegi nag clients yi ñëwuñu ana lu ko waral. waaw yi fi passé moo tax xeex bi xam nga ne nit ki tey du dégg ay xeex ay dóorante xeer ngay ñëw fii ci marché bi amul fenn. commerçant yi nag di ñaan municipalité bi mu daal leen comprendre li ñu xam ne rek mooy tabaski bi ñëw na te dañu war a daan seen doole ci bërëb bi bërëb bañ leen wutal ngeen ñu nekk fa noppeegul ba tax na mënaguñu faa dem waaye laataa loolu ambiance bi di jolli fii ci marché Petersen. Codé Ndiaye ñu koy sant di ko gërëm moom it mu wax ci waajtaayu tabaski ak Petersen foofee nga xam ne góorgóorlu yi dañ fay xëy di daan seen doole ak nañu koy waajalee ñu yegsi ci xibaar yi biti réew yi benn ponk lañ ci taamu mooy la xew ca Burkina tey ji ci suba lu ñu ne meeku mooy ak dal waaye nag couvre-feu la ñu fa gis démb moom bi juróomi waxtu jotee lañ sàkku ci askan wi ñu fatu ba fajarat yi njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall ñu ko fay xaar démb ci seen i manifesté am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñoom dañ doon ñaawlu nanu tëyee Michel Kafando nekkoon fa ñiitu réew néggandiku naka noonu Isaac Sida nekkoon elimaani jëruñam leerali ak Hadiata la
li ñu doon laam-laamee ndax coup d'état moo xew ci Burkina Faso ñoom takk der yi jàppoon njiitu réew bi woon di Michel Kafando ak njiitu jëwriñam di Isaac Zida firndeel nañ ko. général Gilbert Diendéré mi jege woon lool Blaise Compaoré jël na dogal tekki ndomboy tànk njiitu réew bi daal di tas gouvernement bi ak parlement de transition bi ñu taxawaloon ginnaaw bi nguuru Blaise Compaoré daanoo. général bi jiite kuréel bi ñu duppee conseil national pour la démocratie nee na pare na ngir delloo nguur gi civil yi wante faw mu am ay garantie yu wóor. ginnaaw coup d'état bi dara doxul lépp tëj ci biir Burkina Faso askan wi génnoon ngir ñaxtu ñu daal di dégg ay balu fetal ci biir capitale bi am ñu lim lu toll ci juróom-benn doomu Burkina ñu ñàkk seeni bakkan wante source officielle bi daal di dëggal ni rekk kenn ci ñàkk bakkanam. général Diendéré fi ñu toll nii dafa décréter couvre-feu diggante juróom-ñaari waxtu ci ngoon ba juróom-benni waxtu ci fajar daal di tëj frontières yi taxawal tamit ay barrage ci biir dëkk bi. coup d'état bi nag nekk na li communauté internationale di ñaawlu di laaj takk der wooy fippu yooyu rekk ñu daal di delloo nguur gi civil yi ci nu mu gën a gaawee. Dia Talla ñu lay sant di la gërëm ngoog mbokk yi fii dañu yem ak yoon ci xibaaru suba gi rédaction jox leen dig daje benn waxtu bu ci yàlla àndee ci yeneen jotaayu xibaar ñu bàyyi leen ak El Hadj Assane. jërëjëf soxna Fati. xam naa ñi déglu xibaar yi dañ ne Fati macha allah ku yiw la. waaw bu ñu xamoon li nga may wax ci suuf. sànni nga ma fi xeer yoo xam ni foogoon naa ni yaa tànn ci gune yi mais mun nañ jàpp ne daanaka fii TFM daal béy wéy na mbuus mu yeboo rek yar gune yi nga xam ne ñooy seen petit gàlle yi mais seen mag yi moom c'est foutu wala. El Hadj non man waxuma dara li ma wax benn remarque bu ndaw naa wax ca kaw waaye ñoom rek waaw sama yaay nee na mag boo koy yedd ci mbooloo yeddoo ko da nga koo xas Faty jërëjëf ñu koy gërëm bu baax soxna Faty Dieng la woon ak ñun ci wàllu xibaar yi jërëjëf Faty bonne journée laata ñuy dem ci correspondant yi xam naa ni ci wàllu actualité bi du ñàkk xëy na Aziz am ngeen ci lenn lu ngeen ci def ne commentaire Burkina wax nañ ko sànq waajalug tabaski gi Adja Binto sax laay xaw a tooñ foofee tabaski gi Binta xam naa nga fàttali gaay rek ne xew itam benn fan la de nañu moytu fàtte loolu de benn fan la tabaski ji jarul lépp darul dugg si loo mënul ndax bu weesoo da ngay sonn maa la ko borom nit ñi dañoo mën a fayeeku te dañoo ñàkk kersa kon defal loo mën boo tëddee ne la surtout taxawaay bu taxawu bor gi ndax am nañ fële RFM benn femme buy jaay foofu moom bu lay taxawu bor doo ko xàmmee moom laa la wax waaw du ma wax buñ lay jox dañ lay neexal waaye bu fayeeku ba jotee te weer ak morom dafa jege jërëjëf di defal loo mën boo tëddee Adja Binta Diallo la grande commerçante moom bu lay lebal reejeeg macha allah waaye bu fayeeku jotee dootoo ko xàmmee ci loolu nag c'est à l'image de jaaykat yu bari Sénégal lépp daal vraiment yàlla sant ko kenn Oustaz xam naa yow tam ci wàllu religion bi fàttali gars yi Aziz wax na ko sànq Serigne saa ngi wax arabisants yi waaraatekat yi ñun ñoo déggul rek mais gars yaa ngi wax nañu xam ne diine ji dañu war a gën a fësal que puukare gi waaw xam nga El Hadj Assane culturellement mooy yaa ngi koy dund sànq liñ ci boole moo si bokkul tabaski du par force da nga war a am mbubu mu bees tabaski da ngay gis ñoo xamante ni sax dañuy dem di peinturaat seen kër yi nga gis ñoo xamante ni il faut daal ñoom ñu wane ne am nañ wala peut-être am loo xamante ni moom lañ bëgg a wan nit ñi te du puukare waxoon naa fii ne la suñu borom subhanahu wa taala xar bi mu ñu ñuy rendiloo sax nee na moom yàpp bi ñoru ko dara ñoru ko si ragal yàlla gi ragal yàlla gi mooy yàlla santaane na man nga def nga mais puukare yenu loo xamante ni mënuloo ko loolu tamit da lay indil problème ëllëg rek te nit ki nag yàlla du la teggil coono nga teg sa bopp vraiment oyof na ba noppi Abdou Aziz gis là damay interpeller gis-gisu borom 2 à 3 gallons yi borom benn gallon yi sax ñu ngi wër ba mag léegi ci dara li borom 2-3 gallons yi nu ñuy def Aziz waaw mais El Hadj Assane loo gis ci àddina bi mag ñi doon ko daan fàggu kër goo dem daan nga fa gis genn ginaar mel na xar ak fas woo xam ne bu nu amee soxla dem doxi ko organisation boobu ñu fi nekkoon ba tey mi ngi fi mag ñi daan fàggu ba tey ñu ngi fi am na ñoo xam ni am ñaari jabar ak am benn jabar lu tabaski métti duñ ko yëg ndax fàggu nañ ko ñaareel bi ci des El Hadj Assane sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si nit daf ko ñëw mas a seet si di ko gis ay soxla mu ne ko ku la ko teg mu ne ko yàllaa la ko teg mu ne ko déet mu ne ko kon teg ko ci suuf tegal ci suuf nit ki lay fay ko si bor bi nga koy jël da nga ko bëgg waaye bu dajee la mu yéeg ci avion baak coono yeeg nangam boo ko war a jox xaalisam te nga tëddoon mu dem liggéeyi ko moom it du neex deret parce que loolu it nan ciy wax beneen bi ci des El Hadj Assane mooy nit ku baax dafay def loo man te tabaski ñetti fan lan boo ko amul ci premier jour bi def ko ci deuxième bi wala troisième jour bi mais ñun dañu nekk ci diine nekk te duñ ko dégg ñàkk ko dégg mooy indi coono yi comme yow El Hadj Assane benn nga yorot te fi mu ne xar man la sas fi mu ne gisagoo ko ci daral ci coono ngay ne boo fiy jógee nii ci daral ba nga jëm jërëjëf Aziz du ma tontu ci xeer woowee Alfi lan ngay dénk sa mbokk jigéen yi nga xam ni ñoom it kenn du ñoom ñoo ci rax la ci bokkul wala Alfi amul micro lañ ma wax
Alfi waaw nañ bàyyi Alfi mu daal di lijjanti micro bi Pape Samba kon ñu dem ba fële ca Tambacounda Tamba nag du ñàkk xëy na comme dafa xaw a jege frontière bi xar yi wàcc na foofee Moussa Oumar Gueye maa ngi lay nuyu. Moussa mbaa xar yi feeñ na foofu ca Tamba. alhamdulilah am na yu bëri yoo xam ne jéggi nañu frontière kii la ci fi nga xam ne moom mooy ci Tamba yu ci bëri yi dem di romb. Pape Samba yeneen yi capital régional. allo. oui Moussa Oumar. waaw ñu ngi lay dégg allez-y. voilà li ma doon wax rek mooy am na ci lu bëri loo xam ne jéggi na frontière yi Kidira daal di dugg fi nga xam ne moom mooy ci Tambacounda yeneen yi romb donc fi mu nekk nii leneen lu ñu jàpp nag gannaaw waajtaayal tabaski bi nga xam ne moom ku ne xam na ni fépp ku ne ci réew mi ña nga ca dañuy ñaan rek maatu Pape Omar Diaw yi ak Abdourahmane Seck yi ngeen ko waxee nañu xam seen bopp bañ nekk ci dara li di wëraatu fekk dañu yor warul mën a jënd benn bali bu 400 000 la ñu jënd la ñu yor te jóge fa laata ñu leen di foofu gannaaw loolu xibaar yi nga xam ne moo gën a fës fii ci bët bu Sénégal waa Forum Civil section bu Bakel ñoom nag ñi ngi ñaawlu ba léegi ni ñi nga xam ne dañ leen di faat ci bitim réew ndaxte Bakel dafa nekk benn zone boo xam ne dafa bëri seen ay doom yoo xam ne ñi ci bitim réew bu ñu déggee nag jamono ji ñoo xam ne dañ leen di faat di leen faagaagal di leen boobu mu nekk ay mbir yoo xam ne tegul benn nekk na li nga xam ne jaaxal na leen loolu tax àll bu séenu si foofu section Forum Civil bu Bakel daal di ci jéy yaat yi gannaaw loolu consultation citoyenne yi amal nañ ko ni ci démb ci Tambacounda ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim Lo nekk secrétaire permanent bu MAEF nag muy mécanisme africain d'évaluation parlementaire loolu nag kuréelu jiitu réew yi ñoo ko defoon boobu ak léegi ni nag ñu bëgg buñ ko wàccee ci diwaan yi ku ci nekk itam ñu bokk ci société civile wax seen gis-gis ci nan la ñu war a doxalee tëddalin ak ni mel ci wàllu bonne gouvernance gannaaw loolu itam bu ñuy xool comité consultatif jigéen yi nekk ci diwaanu Tambacounda ki ko jiite di madame Traoré Abi Coulibaly ñoom nag ni ki bër ci démb tàmbali nañu gis ay bunt ndaxte jafe-jafe yi ñu daan am ngir seen wàllu formation ngir jot ci suuf suñuy jëfandikoo ak ci yeneen yi nga xam ne war nañ ko yëngu ci wàllum instance yi ndaxte lu jëm ci wàllu parité yëpp bokk na ci loolu tax am na ay partenaires yoo xam ne dikk nañu yu demee ni AFD ak waa Action Aid indi leen lu toll ci genn wàllu milliard ci suñuy koppar diggante Tamba Koussanar Missirah Bala ak ci Kédougou jàppale jigéen ñi gannaaw loolu ci artisanat ci Kédougou benn mouvement Bamtare li nga xam ne ci jiite au niveau national mooy Amadou San Diallo bi nekkoon directeur général bu COPEC mouvement boobu fi mu nekk nii am na benn bànqaas ci Kédougou Abdou Gueye bi nga jiite nag mooy nan lay fexe ba génnee artisan yi nekk foofu ci diwaanu Kédougou ci seen i jafe-jafe loolu nag nee na yaakaar na ni bu fekkee jot na chambre de métier bi nekk foofu dana ci bokk ñu amal leen ay centrale d'achat ak lu jëm ci wàllu formation ak équipement matériel nekk li nga xam ni artisan yi nekk ci Kédougou dañ ciy mën a jot fi ñuy jeexalee moom mooy ci Ndogo Babacar foofu nag benn teen moo nekk ci dëkk boobule di gëm ak Tamba toll ci fukk ak juróom benn kilomètre Ndogo Babacar dañu am jafe-jafe ndaxte ay weer a ngi nii benn teen a fa ne teen ba nag dañu seetlu saa su ne dañuy jël daal benn xaj daal di ko fay sànni bu njëkk bi xaj buy dund lañ fa sànni woon ñu génne ko raxas teen bi fan yii ñu génn duggalaat ko beneen xaj boo xam ni dañoo lokki ay bëtam sànni ko ci biir teen bi mu nekk ay mbir yoo xam ne xamuñu ñan ñoo koy def ubbi nañ ci ay enquête li am ba des mooy askan wa la leen jàppale ak néew ci li nga xam ne moom la ñuy wëggalee jur gi moom mooy ci jamonoy nawet nañu ne am na ay léegu ndox yu nekk ci wetu dëkk bi waaye askan wi ci ndox mi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci wàllu naan nekk na lu leen a jafe ndaxte seen teen ci fan yi la ñu génn ba ci léegi ni ëpp na tey jii luy dool ci juróom-benni weer Ndogo Babacar nekk commune fii ci département bu Tambacounda ñu ngi jànkuwanteel ay tolof-tolof yu tar ngir am ndox mu sell bu fekkee ne amuloo question loolu daal ci xëy na tënk mooy li gën a tënk ci xibaar fii ci bët Sénégal Tamba ak Kédougou yal na yàlla def jàmm fii ak foofu ci jeexital mais Moussa Oumar waaw Moussa Oumar jëfu waajooju nga xamante ni xamuñu kan la ba fii di sànni xaj ci teen ak yooyu dafay wane ni aussi war nañ gën a moderniser yëf yi xam nga ñun suñu teen yi dañ koy bàyyi rek aussi mu yàmbal ak noonu bu ñu mën a aller vers la couverture de ces instruments là gën ko méngaleeg jamono bu forage amagul doole gi mayewu ko donte ñu ngi masawu waa kaw gi fexe ba teen yi ñu am couverture aussi lu mën a ne la waaw loolu dëgg la lu mën a ne la ba ci nga xam ne mooy forage yu mujj yi indi nañ ci ay matukaay yoo xam ne def nañ ko rawatina li nga wax muy forage mais bu njëkkoon dañu demoon ba ci yàq saay bi forage bi teewee bu jëm ci wàllu teen yi ba ci teenu biir kër gi ñu daal di koy sàggane léegi nag Ndogo Babacar la leen dal mooy seen forage dafa jeex ndox ma ca
kii ba ni ñu koy wax nappe souterraine bi moo dem ba tari jeex tàkk dañu mujj nag teen ba nga xam ne moo nekk ci diggu école bi teen boobu nga xam ne dañu ko sàggane woon mujj gi la ñu wëlbatiku di ko raxas ay pat ndox mu ñuy fukk fa daan jeex mujj nag di ko wëlbatiku di ko jëfandikoo mais li nga wax la rek teen yi bu ñu amoon kubéer am ko koy toppatoo masalan mën nañ jàpp ni ña cay sànni ay teen wala yeneen i mbir duñ ko ci mën a def. voilà jërëjëf Moussa Oumar Gueye la woon ak ñun mbokk yi ci diwaanu Tamba ñu koy gërëm di ko sant ci tënk googee mënu tënkal actualité bi dañuy jublu léegi xam naa ci wàllu tàggat yaram gi xaw a firi yaram yi aslëf ak waa ñi nga xamante ni ñooy waxuñu ma nag structure bi dañu fitness Makhtar Fall maa ngi lay nuyu nga présenté sa structure waaw Rahma Demba fitness Rahma Demba voilà comme d'habitude rek àjjuma ju ne ñu ànd ak yéen ngeen wax ñu rek naka ngeen di ñëwee tey ci wàllu étirement yooyu tey lan ngay proposé suñu mbokk yi ànd ak ñun ci télévision waaw tey sama papa yi dama leen di présenter gym simple ak ay éléments de base pour les débutants ñëpp dinañ ko mën a def surtout nag sama papa yi parce que vendredi bi ñoom laa koy jagleel Laaji Assane ñoom les débutants ñoom les débutants loo leen di xelal surtout ci conseil ñuy def ndànk gars yi leen ne sa yaram bu tàmm yëngatu ok ñuy def ndànk te di def exercice yi modérément booy étiré wu boo sentiré nga ni am nga foo kale yamal foofu xam ne sa yaram pour l'instant foofu la mën a yem au fur et à mesure ngay def petit à petit après dina ñëw mais bu kenn forcé fan lañ ko mën a defee ci salon bi la ci ëtt bi salon bi si ëtt bi fu nekk mën nga ko def même si kaw terrasse bi bu amee mbaar mën nga ko fa def sans problème très bien xam naa ni am na lien entre sport beeg lekk yi de. waaw ñu digal suba gi mag ñi. waaw wala ñu bàyyi koog Alfie ci kanam. waaw ñu bàyyi koog Alfie ba ci kanam. xam naa loolu si ëpp xam-xam. très bien merci Matar kon ñu bàyyi nga rejoindre sa gars yi. yëngal yaram yi as lëf wuute lool ak ñun ñi nga xamante ni maag Binta ak sëñ Assane Aziz toog mel ni ñuy portélé wu rek. waa Rahma Damba mbokk yi ci li nga xamante ni doon na baax loolu ñu reesal ci kanam caakiri bi nu Alfie proposé wala ñu doxantu lëf ci mbeddi Almadi yi bisimilah Rahma Damba ak ñun Matar.
On est là. Bon, merci tout le monde. voilà jërëjëf sëñ Mactar ak équipe bu Rahma Damba yëpp ci loolee nga xamante ni ne ay tegtal ci wàllu sport gi am na solo lool donte xaw naa gis ne xaw na dëgër lool de yi ma gis ci ay mouvement Binta. ah surtout su mag moom dina doy waar. doy na waar de naa metti de. waa dem tey mag ñi yax yi dëgëratul. xanaa mag moo mere rek. mere Aziz rek ne ko xëyal jàpp TFM rek nga toppandoo ñooñee Aziz doo gis doo wax ci mouvement yi. waaw xaw naa sax de El Hadj Assane am na ci loo xam ne daal mag dëgg-dëgg. sa kurus dina war di te li nga bëgg doo ko def. jërëjëf Abdou Aziz ci kanam tuuti mbokk yi xaaj ñaareel bu yeewu leen ak télévision Futurs Médias ñu daal di jublu nag ci njaay meek sunuy partenaire publicité.